ana mbaacu ndureey mbaacu tay ma di la joobe ay mbaacu ma ñaaw mbokkum yaayu ami toobooy xale nga di daan sa doole di jàppale Ablaye Diouf Sarr ak monsieur le maire Abdou Nar mbaacu ma noo ñaaw du ma taay di la way sama mag ju baax yaa ngi nii ya adel la ni wala sa maam du ma taay di la jiin yaa jigéen ju ma góor mbaacu dinaa la joxe ay mbaacu doomu yaay maam day gay sama waa ji laay waya waajaange maam day gay yow laay waya waajaange madame Samba yow laay waya góor saange ana maam day gay yow laay waya waajaange latir may dem ba fara may dem ba sama mag ji baax jaa ngi nii Lebu Ndoy mari madam Ndoy Ibrahima Ndoy la ñuy woowee sa baay maam Jega Ndoy sa maam borom tiitir foose yi ci yoo fay sa maam yow mi de mënoo ñaaw Aïssata ñëw na séeri Ousmane Diène
asalaamualeykum maa leen di nuyu di leen ziar. waaw. da ngay téye micro bi ñoom ñu téel la micro yi parce que bu dul loolu son bi du ñëw fële. waaw d'accord su dul loolu son bi du ñëw fële. waaw d'accord moom bii rek lay téye yow nga téye. auzu billaahi mina seytaani rajiim. auzu billaahi mina seytaani rajiim laa hawla wala quwwata illaa billaahil aziim. asalaamualeykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. di wax ne kontaan nañ ci teew bi ñu teew fii booleeg délégation bi ñu àndal mu di Babacar Gningue sama rak xam ne bés bi yëpp tey moo ma fi nekkal ànd ak Souleymane Baro di suñu dëkkandoo fii bokk ci Frey Yoff Mamadou Thiombane moom aussi di dëkkandoo boo xam ne bu yàgg ci koñ bi loo xam ne lépp lu ñu taxaw ci koñ bi mu taxaw ci ñun nag suñu wax du ci bare ñu ngi sant suñuy imam yi suñuy mag yi nekk ci quartier bi ku mel ni Birima Diagne El Hadji Bassirou Dieng ñoo ñuy encadré ñun ay xale lañ mais ñu dénk ñu quartier bi ñu ciy def lii xam ne moom lañ ci kantan may te duñ ci tàyyi nag duñ ci boole ay wax yu bare parce que ñun duñu ay nitu wax lii moom dama koy forcer rek mais mënuma ko sama man yëpp moo di jëf loolu moom ngeen ñaanal ma ci loolu laay sant li ma ci wax moo di Abdoulaye Diouf Sarr ku ko jur mooy Awa Sylla xam ngeen sama sant Assane Sylla laa tudd kuy Abdoulaye Diouf Sarr mooy Assane Sylla mooy Awa Sylla li ma leen waxoon dans 4 ans yi passé 5 ans li moom laa leen di waxaat ku jàppale Abdoulaye Diouf Sarr Assane Sylla nga jàppale te man xam ngeen ne tam xam luuma kenn ci koñ bi donc li ngeen ma mën a faye li ngeen ma mën a jàppale mooy ngeen jàppale Abdoulaye Diouf Sarr et ñu ngi ñaan tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbi alamin lépp luñ ciy séentu rek yàlla na raw suñu njort ñu am victoire boo xam ne kenn du ko weerante te mu ne ci jàmm koñ bi aussi na ngeen xam ne yéen ànd moo leen war et ni ngeen doxalee nii soo leen ko yàggee def bu soobee yàlla Ndioufène day jëm ci kanam li ci des nag mooy ñoom xam nañ suñuy problème Abdouna xam na ko ñeneen xam nañ ko li am ci quartier Ndioufène ñoom li ci war dinañ ko def incha allah alhamdulilah loolu laa fa amoon lu ñuy wax. salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku si nekk turam ak santam di nuyu jigéen ñëpp waaye di nuyu nag ñi si kaw sunu responsable politique yi nga xam ne ñu ngi si kaw Abdou Naar maa ngi lay nuyu xëy na duma mën a lim ñi si kaw ñëpp mais nuyu naa bépp responsable boo xam ne mi ngi si kaw bàyyiwuma kenn muy góor muy jigéen wax ji nag du gudd parce que ñi war a jël parole bari na te lépp mënuñu koo wax fii waaye damay wax rek man si fi ñu jëm muy le 23 janvier damay wax si monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr waaye dinaa ko jaarale si monsieur le maire Abdou Naar parce que am na ku ko wax léegi monsieur le maire Abdou Naar bi nga xamee ni 7 ans yi passé na mën nañ wax jour bi ñu ko folee ba ñu toll fii tey mën naa wax li mu réalisé si Yoff mën naa wax si loxo monsieur le maire Abdou Naar Mbeng la jaar kon ñu koy gërëme ndax ku gërëmul nit doo gërëm yàlla Abdou Naar gis nañ sa liggéey fii si Yoff waaye man damay gën a dem si discours monsieur le ministre bi nga xam ne def na ko méridien bërki démb ndax discours boobu kuy jigéen rek dégg ko war na laa taxal laxasaayu jàppale monsieur le maire ba mu dem mairie Dakar dama ne mairie de la ville u Dakar ku ko comprendrewul mooy xeex Abdoulaye Diouf Sarr pour mu bañ fa yegg Abdoulaye Diouf Sarr ndamal Yoff mooy Abdoulaye Diouf Sarr dem sa mairie Dakar ndax dama ni ku mel ni man chaque matin maa ngi mairie Dakar kon xam naa lan moo nekk mairie Dakar te ku ma déggal mooy jigéen bu neexee yàlla ndax dama ni jigéen ñi ku ñu fol ni dañ lay fol di nga folu ndax 52% du ay fo kon mën nañu góorgóorlu fol Abdoulaye Diouf Sarr mu dem mairie Dakar mais xataraayu ba mairie de Yoff bii Abdoulaye Diouf Sarr gañe ko te sunu
doom ji sunu càmmiñ ji sunu xarit ji Abdou Nar doy nga ñu Yoff te dinañ def tout pour nga yéeg Yoff Abdou Nar di nga nekk Yoff si kàttanu yàlla monsieur le ministre dina nekk Dakar parce que xam na njëriñu Dakar te lii du toujours mu ñëw Yoff chance bi mën na am yàlla rek moo xam lii xew xëy na ñun ñi ko teewe ñu si bari duñ ko kon chance bi duñ ko masa bàyyi mu rëccuñu bu neexe yàlla ngeen baal ma li ma waroon wax bari na waaye nag orateur yi ñi war a wax danoo bari jërë ngeen jëf auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ginnaaw bu ñu santee yàlla julli si Seydina Mohamed sangu sangay dañuy baalu àq rek di gërëm waa Njuufeen gépp si seen teewaay ndax kenn ku si nekk ñëw nga bàyyi li nga waroon a def nga ñëw teew ñuy ñaanal suñu ndijaay Assane Sylla yàlla nañu ko fi yàlla bàyyil ndax délégué de quartier bon délégué de quartier la wax dëgg yàlla yonent ba may wax mbooloo mi nag samay wax du bari bàjjen Kumba laay Maxtaar maa ngi lay nuyu baax si man baax sama njaboot ma ne képp ku dencoon kartaam naka fexey génne fomp ko seet place boo ko denc bala 23 janvier ñu wateel Ablaye Diouf Sarr mu jëm mairie Dakar ñu wateelaat Ablaye Diouf Sarr Abdou Nar Mbengue mi sa tublaati Mbay Demb ak Njira Mbay Demb nekk maire Yoff may gërëm ñi si per jom bi yëpp di leen gërëm di leen ñaanal loolu daal mooy solo bi man wax ji du gudd nañu jël suñuy doom teg leen benn place ne leen ne jàppale leen Ablaye Diouf Sarr ndax mu gañe mairie Dakar ndax mairie Dakar boo ko gañee képp ku doon taxawaalu si mbedd yi dootoo taxawaalu képp ku doon jaayu jën dangay bàyyi jaayu jën bi dem mairie Dakar képp ku doon raxasi bool dangay bàyyi raxasam bool dem mairie Dakar waa tee nga wateel Ablaye Diouf Sarr mu gañe Dakar waaye sa ka defee ñun ñëpp ñu dem Dakar ah ñoo wateel Diouf Sarr aw la ñoo wateel Diouf Sarr aw la ñoo wateel aw la ñoo wateel Diouf Sarr aw la ñoo wateel aw la ñoo wateel Abdou Nar aw la ñoo wateel aw la ñoo wateel Diouf Sarr aw la ñoo wateel aw la ñuy wateel Diouf Sarr yow la ñuy wateel Diouf Sarr yow la ñuy wateel أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Seydina Mohamed ñu ngi sant suñu borom di sant suñu waajur di yëkki ay kàddu yu néew dëkk ndaxte tey sama xol dafa sedd macha allah suñu jigéen ñi suñu sœur yi yàlla na yàlla defal leen jàmm seen toogaay bu rafet bii bu jekk bii ku ko gis xam ne ay femmes yu engagé ngeen ñu fas yéene jàppaleel Ablaye Diouf Sarr ngeen maa ngi tàmbali sama kàddu di nuyu suñu délégué de quartier Assane Sylla l'infatigable Assane Sylla wax dëgg yàlla quartier bi amal nañ ko njukkal guddi ak bëccëg mu ngi si tey quartier bi yàlla na yàlla defal la jàmm yàlla na yàlla sutural la yàlla na yàlla barkeel la di nuyu ñi nga xam ne ñoo ànd ak moom comme ni mu ko waxee sànq rek ku mel ni Jules Baro mu ngi fi ku mel ni Mamadou Thiombane mu ngi fi ñoom it macha allah lépp lu quartier bi xewle da nga leen gis ñu taxaw xam ne kat suñu njaboot moo fi ne tey dañ leen war a gunge dañ leen war a jàppale. li waral bés bi rek moom ñëpp xam nañ ko dafa am ay échéances yoo xam ne si la ñu jëm muy ay échéances yu am solo yoo xam ne doomu Yoff moom la ñu war a tabb si mairie Yoff fexe aussi tabb ko si mairie Dakar mairie de la ville. ku ne xam na ne monsieur le ministre Ablaye Diouf Sarr est un homme de confiance du président de la République. Il a occupé des postes de responsabilité au sein de la République. ba tax na nekk na maire Yoff pendant 7 ans monsieur Abdou Nar Mbengue premier adjoint
ku ne xam na ne dénkaane dafa diis mais macha allah il s'est battu corps et âme taxaw vraiment taxawaay bu rafet ci biir Yoff yàlla na yàlla taxawu la yow it yàlla na yàlla jàppale la parce que yaa ngi liggéeyal sa dëkk yaa ngi taxawu sa dëkk yaa ngi jàppale sa dëkk te nit amul lu ëpp dëkkam amul lu ëpp ay mbokkam taxawaay boobu nag yàlla moo koy fay yàlla na yàlla fay la ñun waa Yoff day wax dëgg yàlla xam nañ ne am nga taxawaay si biir Yoff rawatina fii nga xam ne wax dëgg yàlla yaay seen responsable politique waaw ñoom ñoo la bëggal seen bopp nga jàppale leen yow it vraiment jàppale leen si gox bi ndenaan nga dëkk de waaye bàyyi woo xur bi bàyyi woo Ndioufène yàlla na yàlla jàppale la maa ngi remercier ñi nga xam ne ñoo ne si tribune bi ñoom ñëpp di ay kilifa di ay responsable yàlla na yàlla jàppale leen man naa cité ku mel ni Silla macha allah je sais que ne moom wax dëgg yàlla mu ngi leen di jàppale parce que man Fra Yoff laa bokk te am na yu bari yoo xam ne mu ngi xew mu ngi siy dugal loxoom kon yàlla na yàlla gën la taxaw di nuyu koo xam ne kii mënu ma ko bañ a nuyu muy suñu grand frère suñu pape Ismaïla Samb Ismaïla yow it vraiment kilifa nga si dëkk bi Birame Diagne ñu ngi fi yéen suñuy mag Assane wax na ko sànq ñun seeni ndaw lañ saa yu ngeen ñu soxlaa danañ taxaw lépp lu ñu war a taxawee si quartier bi dinañ ko taxawee parce que loolu mooy suñu cër loolu mooy suñu devoir mais mënuma dem dëkk nuyu ma koo xam ne daf ma jege muy El Hadji Mbaye Diass Mbeng di sama xarit di sama doomu ndey Mbaye Diass lépp lu ma ne bu ma gestoo dinaa ko gis lépp lu mu ne bu gestoo dana ma gis kon nag te it ku engagé la gis naa ne ku engagé la Abdou Naar Mbaye Diass day yàgg naa moom maa ngi waxtaan ak moom tout le temps te xam naa pas-pasam ak gëm-gëmam lépp lu mu gëm da si dem ba mu jeex yàlla na yàlla taxawu leen li ñu bëgg nag mooy message bi nga xam ne le délégué de quartier passé na ko si quartier am ñun dégg nañ la Assane wax dëgg yàlla day li nga bëgg danañ si taxaw danañ jàppale Abdoulaye Diouf Sarr mu gagné ville commune de Yoff gagné ville de Dakar bu gagné ville de Dakar Abdou Naar mi nga xam ne moo fi ne durant 7 ans wax dëgg yàlla day il a fait ses preuves te nit dëgg bu defee ay preuve am taxaw na mu war a taxawee mënoo lu dul reconduire que yàlla na yàlla taxaw ñëpp yàlla na yàlla jàppale ñu xur wi yàlla na fi yàlla def jàmm yàlla na fi yàlla def jàmm Diène Sarr mon frère yow it gis nañ sa taxawaay macha allah yàlla na yàlla taxaw ñu aji Ndeye Ndiaye njaboot gaa ngi noonu mbule booma yàlla na yàlla gën leen jubbaale yàlla na yàlla taxawu leen en tout cas kontaan nañ si ni ngeen taxawee si koñ bi parce que mbooloo mooy doole wenn say bu ñu ko defee lu ñu jub ak lu ñu dëmal dinañ ko daan incha allah allahumma salli ala sayyidina auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi kontaan bu baax a baax ci Ndioufène xur wi kontaan nañ bu baax macha allah ndax woote ñu wuy si la dafa jafe tubaarkàlla waaye nag fii tey ku ko xool rek xam ne ay magi jëmm fi toog ay kilifa fi toog ay borom kër fi toog macha allah bàyyi seeni lépp nag le 12 bii di suñu le 12 ñu bëgg ko lool mu ñor ñu lool ngeen xam loolu tubaarkàlla ñëpp toog nag bàyyi seen temps yëpp ñëw jàkkaarloog ñun ñu ngi leen di dalal ñëpp di leen masawu coona macha allah kontaan nañ ci ñëpp nag ku lim juum maa ngi naan asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu suñu responsable yii ci kaw tubaarkàlla macha allah di nuyu nag suñu chef de quartier bi Assane Sylla peccum liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya tubaarkàlla nga nekk ku baax ci suñu quartier bii nag di ñu wan yoon yal na sa jàmm yàgg ñu ngi lay nuyu bu baax buñ jógee ci kooku ñoo ngi nuyu suñu càmmiñ suñu góor tubaarkàlla tonton Babacar moo ñu dooleel mooy suñu góor moo ñuy jàppale moo ñuy conseiller fii ci xuru Ndioufène lépp loo xamante ne jaaxal nañu rek tonton Babacar moo ñu ciy jàppale
ñu ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal yàlla. bu ma paasee ci loolu maa ngi nuyu monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr maa ngi nuyu suñu ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr xur wi Ndioufène ñoo ngi nii toog di ko nuyu bu baax a baax a baax di jël nuyoo bi nag di ko teg ci loxo Abdou Naar Mbeng maire Yoff suñu leader ñun waa xur wi ndax nag ñëpp xam nañ ne ma nga dëkk Ndanaat waaye xur wi da koo ñor tubaarkàlla macha allah xur wi da koo ñor mu bëgg xur wi jàppale xur wi tubaarkàlla lépp luñ ko laaj Abdou Naar joxe na ko fii ndax suñu bis bi rafet ñu ngi koy gërëm di gërëm ñi fi toog ñëpp di gërëm Sylla su ma koy gisee sama xol day neex ndax dañoo bokkoon terrain maa ngi moom mu nekk nit ko am fulla ko am jom ko bëgg li muy def kon su ma la gisee yow sama royukaay laa lay def yow Sylla kontaan nañ ndax yaa taaral bis yaa ñu jox orange bii tey xale yi sol may ñëw nag ci li nga xamante ne moo ma tax a jóg ndax nag suñu ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr daf ñoo yónni woon fii ci xuru Ndioufène ana borom sabar yi Abdoulaye Diouf Sarr dañoo yónni woon ci xur wi Ndioufène daan na kër gu ne daan na lal bu ne daan na jëmmu ju ne nañ ko seet tey moo waral lii tàccu leen lii moo waral lii xur yi moo waral lii ñun bu ñu waxee na def nañ porte à porte war nañ koo gëm dugg ci néeg bu nekk dugg ci lal bu nekk tubarkalla macha allah wax ak ku ne déglu doléance su Ndioufène kon tey day yellu bu suñu maire toogee nii li nga xamante ne moom la xur wi Ndioufène doon jàmbat dinañ ko dugal ci noppam mu dugal ko ci monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr ndax nag kenn du werante ne Ndioufène gi ñëpp en masse lañ def nekk si ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr tubarkalla macha allah ngeen dégloo ndax li may wax daf ñoo ñor ñun waa Ndioufène Abdou Naar Mbeng waa Ndioufène gi dañoo soxla ay canalisation dama bëgg ngeen tàcc loolu ndax Ndioufène gi bu tawee ñëpp dinañ tàggoleeg seen sago xale yi bu soobee dootuñu jàngi mag ñi dootuñu liggéey ndax ndox mi dugg ci seeni kër di ball te tubaarkàlla nag yaakaaruñ ci kenn lu dul Abdoulaye Diouf Sarr ak yow mii Abdou Naar Mbeng suñu càmmiñ suñu responsable fii ci xur wi kon bëgg nañu ay canalisation bu soobee yàlla bu le 23 janvier buñ la voteelee ba nga toog maire Yoff Abdoulaye Diouf Sarr toog maire Dakar bëgg nañ ngeen dafa ñu canalisation mu jëm géej. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaye balaa may jël kàddu de damay oo ki nga xamante ne mooy sama adjointe président du mouvement engagé pour le développement de Yoff ba pare dëkk fii ci xur wi di fi liggéey bu am solo madame Samb Mame Ndeye Gueye ñëwal nga jege sama. Mame Ndeye Gueye nuyu Mbacco mouvement engagé pour le développement de Yoff Mbacco ko jiite Mame Ndeye Gueye topp ci moom. dëgg la donc loolu fierté la ci Ndioufène. dëgg la mami sargal naa la tatagal naa la jërëjëf waaye damay jiital si nuyoo bi amel toog du ma taay si di ko wax présidente jeunesse féminine nationale doomu nday kan nga bëgg waaw kay ak le coordinateur Babacar Mbengue mii di magam di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñi si présidium bi ñëpp di si jiital sama papa l'infatigable du maire Abdoulaye Diouf Sarr kii nga xam ne dama naan ba mu nekkee maire dafa yàgg booba xamagul luy politique doomu mbay njàng ji maam Saare maam Ngaari maa ngi lay nuyu maa ngi lay dalal yow da nga nekk gaynde goo xamante ne kenn nga ci Yoff
Abdou Naar kenn nga ci Yoff Abdoulaye Diouf Sarr bu la soxlawee soxlaa nañ la bu la soxlawlee soxlaa nañ la ndax yàgg nga taxawu dëkk bi yàlla na sa jàmm yàgg. di nuyu tamit le maire Sylla merci beaucoup ci Lacoste yi gis nañ tamit taxawaay bi si ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr ma secrétaire général Aminata Mbaye nuyu naa la. di gàttal nag wax yi parce que kàddu jeunes yi la def ma lu sensibiliser Adja Mboulé Ndoye sama maam maa ngi jël nuyoo famille di ko teg sa loxo yow xamoo politique boo politique rek dereen moo la sonal jërëjëf Adjaratou Ndeye Ndiaye la présidente ziar naa leen yéen ñëpp. Tane Bama Sow yaa ngi wax lu am solo muy li nga xam te ne moom la Njuufeen di jooytu jërë ngeen jëf waaye dama ciy appuyer bu baax di ci rebondir parce que dañu ko soxla nañu loolu li ma gën a intéressé nag mooy na ligne 3 bii dem parce que am réew kat jàmm moo fa jiitu kon Tane Bama Sow yow tamit merci beaucoup. di sensibiliser nag les jeunes ak femmes yëpp parce que bu ñu demee am na ku ko wax sànq ne le 23 juin le 23 janvier incha allah dafa am lu ko jiitu li ko jiitu nag mooy ñu dem jël ji liste ñu dem jël ji carte électorale yële carte d'identité yële nañ ko dem jëli parce que yàgg na fa xaw ma annonce bi jàll na wala jàllul képp koo xamante ne inscrire na woon sur les listes électorales carte d'identité yi génn na boo leen ñëwee di ngeen ma fa fekk wala ngeen fekk fa si Tafa Sarr ñëw leen ngeen jëli ji carte yi ndax le 23 incha allah ñu mën a dem voté ji sous préfecture fa ngeen ko déposé woon foofu la nekk boo leen ñëwee da ngeen indi récépissé bi ñu leen joxoon ngeen jël seeni carte le 23 incha allah ñu voté gagné Yoff gagné Dakar si kàttanu yàlla te barki Seydina Limaamu day am. sanga bi maa ngi lay ziar laay Matar samaan laa yaakaar. Abdou Naar ma bëgg nga gën a bàyyi xel jeunes yi certes yaa ngi leen di dimbali ndax place yi fi am yëpp jeunes yi nga ko jox. kon damay ñaan nga redoubler rek les efforts du ma ne sax redoubler parce que redoubler nga bu yàgg bu dee mën naa quadrupler nga quadrupler les efforts amitoom nga boole la nga am fële na le muy national cause national nga jàppale jeunes yi ndax soxla nañu ko. ministre ma koy ñaanal mu jël jàmm ak salaam ndam li ministre ñu ngi lay séentu fu kawe ñu ngi koy yaakaar fu kawe ba bu boobaa dëkk bi mën a ne tan fa jéen dellu ci li nga waxoon ndax ëpp na mbërëm jooju ministre moomu ko de moom rek de. maam Saare maam ngaar yi mi desee bokk ndax aji ndey mbin jéen moo jur yaayam kon ma dem mbër mi dootu reet am nga sa kër am nga sa wàlla ñooro juus sa maam nga da koo mérité wasalaam maa ngi jéggal ndax kàddu yi war ta bari jërë ngeen jëf machallah merci oui allez-y assalamu alaikum waa Njuufeen xur wi ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu baax a baax di jël nuyoo bi di ci teg suñu mag suñu xarit suñu doomi nday Adja Ndeye Ndiaye ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar ci turu jigéen ñëpp macha allah nag jigéen ñi mention spéciale ndax yéen fu ñu dugg da ngeen ne seen leader amu fi noonu. fu ñu dugg ngeen ne Abdoulaye Diouf Sarr amu fi noonu asalaamaaleykum waa tribune bi képp ku nekk ci tribune bi ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziar di jiital ci nuyoo bi monsieur le maire Abdou Naar Mbeng ndax yaakaar naa ne kuy nuyoo dafa war a jaar ci buntu kër gi ndax monsieur le maire yaay buntu këru Abdoulaye Diouf Sarr suñu ministre suñu maire ndax Abdoulaye Diouf Sarr dafa jël li mu yaakaar mu di ay militant ak yow ak ñi nga àndal ñëpp dénk la ko nga di ko liggéey nag liggéey bu rafet macha allah laf cat yal na la yàlla jàppale ba nga àggale sa sago Abdou Naar Mbengue ñu ngi sa kanam ñu ngi sa ginnaaw te ñu ngi ci sa boor dawuñu si dara nag ñun waa Yoff Njuufeen xur wi dama ne ñoo ak yow ba maire Yoff ñoo ak yow ba maire Dakar ci barke yamante bi di kontaan lool macha allah ci suñu jigéen ñi waaye Adja Kumba Laay Maxtaar ñu ngi lay jox sa wàccuwaay Papa Ngala Mbeng ñu ngi lay jox sa wàccuwaay Mbeng Mboor borom orange bi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay macha allah bu fii taaroo yaa ngi ci biir ñu ngi nuyu ñëpp waaye Adja Tabara ñu ngi lay jox sa wàccuwaay Ndoy la bu maali maram Ndoy ñu ngi lay jox sa wàccuwaay borom taranga ji waaye di sant ñëpp di gërëm ñëpp
di kontaan lool waaye nag dëgg la jàmbat nañ li ñu bëgg te suñu ministre dégg na ko ndax Abdou Naar a ngi toog waaye nag ku la jox ndékki jox la añ bu la diggee reer na nga gëm ne dina ñëw ndax bu dul dara nag xool leen Yoff jigéen ñi xool leen Yoff macha allah Yoff a ngi changé Yoffu démb ak Yoffu tey du benn boo gëmee sa bo lambe di nga daj dara kon Abdou Naar Mbengue jërëjëf Abdoulaye Diouf Sarr jërëjëf daal la ñuy wax ba pare door a jàmbat suñu soxla ndax Njuufeen gi bëgguñu daray seen bopp li ñu bëgg mooy ku leen jàppale ci dëkk bi muy ndox mi muy tataay yi muy pavage bi te yaakaar naa ne loolu àgg na yàgg na ndax li tax àgg na mooy yaa ngi toog te yow yaay ndawal Abdoulaye Diouf Sarr yaay ay bëtam macha allah yaay ay noppam macha allah kon ak egg na di nii nag ki ma waroon a jëkk a nuyu xel day fattu muy suñu chef de quartier Assane Sylla El Hadji Assane Sylla ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay waaye di nuyu nag suñu jàmbaar tonton ñi ngi suñu jàmbaar ji ñu ngi lay nuyu ndax fu ñu jaaxlee ñëw sa kër mbaa ñu woo la te luñ la woo rek boo ñu xalaatalee faju na macha allah ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax a baax waaye di nuyu sama doom sama xarit Ami Top ñu ngi lay nuyu di la ñaax na la Ami yaa ngi ci Yoff Njuufeen nag yaa ngi ci xur wi waaye yaa ngi fi def lu baax macha allah respecté nga say ndey te jàpp nga ci combat bi macha allah yaa jëkk a baatare jàpp ci combat bi di la ñaanal itam ndam rek waaye boo jëlee ndam li na nga jàpp Njuufeen na nga jàpp xur wi na nga jàpp Yoff ndax tey jii kat nee nañ peccum liir bu neexee nday yaa tey ca mbagg ya li nga def lii rek ci ñun nga ko gisee waaye kontaan nañ ci bi nga mujjewut pusa bi mu réer ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm waaye nag maa ngi jégalu itam ci kàddu yi ma yëkkati lu ci baax yàlla la lu ci bon it bëggoon naa mu gën a baax maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaye di sant nag sama mag honorable député Ndeye Marième Gueye yónnee na fi si suba ndaw ma ngi ci tribune bi waaye di gërëm gi mu tuddati ki ci tóngoor Nogay Mbuub délégation ma nga nee toog délégation Nogay Mbuub ak sina ma nga nee toog ñu ngi koy sant di ko gërëm gis nañ délégation bi merci beaucoup jërë ngeen jëf. maa ngi nuyu ñëpp di ziyaare ñëpp di nuyu ñëpp di kontaan torop si bés bii nag di sant yàlla bu baax di kontaan si bés bii maa ngi jiital ci nuyu bi monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr di ko ñaanal jàmm ci mu bëgg a àgg yal na ko fa yàlla àggalee di ci teg sama jarbaat Abdou Naar Mbengue lii yëpp moom ma ci dugal te dinaa ci dem ba jeex tàkk incha allah rabbi maa ngi nuyu ñi nekk ci tribune bi yëpp di ci jiital sang bi laay maxtaar ziar naa la di ci teg sama goro Moussa Sène maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di ci teg sama mag Babacar Ñing Kambali maa ngi lay nuyu bu baax di la ziare bu baax di nuyu képp ku ñu seeti woon maa ngi lay nuyu Ngala Mbeng dem nañ fa tadagal Yaasin mais sama mag tabarandooy nuyu naa la jenga faat nuyu naa la bu baax ziar naa la bu baax di nuyu nag honorable Ndeye Marième Gueye ku baax a ngoo ko maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziare di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal wér gi gën a jafe yal na ko ko yàlla yombalal di nuyu Adja Nogoy Mbuub ku baax la waaw dañu ne nit bala nga kaa xam ne nga ànd ak moom génn ànd naa ak moom génn bu gàtt nag mais ku nit ku baax a ngoogu maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu ñi nekk ci tribune bi yëpp di ci gis nag sama seex muy Adja Ndeye Awa Thiaw nuyu naa la bu baax ziar naa la bu baax di nuyu waa entrepreneuriat autonomisation des femmes Mbaye Diass Mbeng jiito ñu maa ngi leen di nuyu bu baax di nuyu Mbaye Diass maa ngi leen di ziare bu baax di leen ñaanal jàmm di nuyu Moussa Silla ndax suñu orange bi rafet na torop te yaa ñu ko tegal nii macha allah di nuyu nag sama mag Adja Ndeye Ndiaye ku baax ku jiite boot nag boot bu rafet maa ngi lay nuyu baax Ndiaye di la ziare di leen wax ne leen wax ji sax nag xam naa ne mën naa am gudd man du gudd day gàtt parce que ñun liñ ñu sant
monsieur le ministre santuñu ko nañu dugg leen ci bunt yi te ñun ñu ngi ciy dugg di ci ànd ak waa école 4 nag ñu baax lool Ndey Jàng nekk nii Ngoone Njaay nekk nii Maam Sow Seck man bunt bu ma fëgg rek damay am kersa sax bu ma duggee ci kër gi nuyoo rek dañ na Yembule yow de la ñuy àndal bala maa wax programme bi Abdoulaye Diouf Sarr teg sax ñoom ñoo ma koy waxal ne ma yow la ñuy àndal wóor na yàlla maa ngi nuyu waa koñ bépp di leen ziyaare di leen ñaanal nag fi ñu ma teg man yëg naa ko damay rus sax bu ma duggee ci kër yi di proximité waaw damay rus sax boo duggee ci kër gi kër goo dugg ñu ne la Yembule yow de wax dëgg nag moom jaruloon sax ngay ñëw yow la ñuy àndal te lépp nag grâce à Abdou Naar Mbeng ndax Abdou Naar dafa nekk fii ci koñ bi jàppale waa koñ bi torop suñu boor bii nag ba fépp bu Tabaski jotee dina ma jox soble jox ma pombiteer kër gu ne ma dugg fa jox leen ko jox ñëpp loolu tam ak yëg gi dafa nekk ci koñ bi ah xarit Tabaski lépp waaw ak xarit Tabaski yëpp Abdou Naar a ngi koy def waaw maa ngi nuyu nag suñu doom ju baax nag muy Ami Toob mii nag xale bu baax nag xale bu joxe cër nag maa ngi lay nuyu bu baax di la ziyaare waaw di nuyu nag sama mag joo xamante ne lii ma wax nii muy seddaale social bii bu ñu ko tegee ci suñu loxo kenn mënu ci Ndey Binta Samb mooy jiitu di koy yanu ànd ak Ami Jaañ ma lex yaa ko ja Ngom ñu dugg ci koñ bi fu nekk ñu dugg fa di ko seddaale li ngeen ñu sant nag dinañ ci dem ba jeex takk kër yi yëpp dinañ fa dinañ dugg ci néeg yi dinañ waxtaan ak ñëpp bu la 23 incha allah rabi dinañ jël ndab li teg ko ci seen loxo maa ngi leen di baalu àq yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm wa salaam. bisimilahi rahmaani rahim. onsi billahi mina seytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim. ñu ngi sant yàlla di julli si yonent bi di sant suñuy waajur. di sant bu baax sunu sëriñ sëñ Babacar Si Malick Ndiogou Fama ñoo ngi koy sant bu baax motivé boobu dama kontaan wax dëgg yàlla am tey sax sama wax ci man dana jafe lool ndax ma dama kontaan ndax woote ñu wuy si la dafa neex te ku xool jataay bii xam ne moos ne ay mbuuca nekku fi ku amul carte d'identité nekku fi ku amul carte électeur nekkul fii kon wax dëgg yàlla am su ma la fekkee man maa taxaw woote yi ànd ak sama gor yu baax yi ma àndal ñu woote ndaje mi mel nii wax dëgg yàlla man sama xol dafa sedd guy di leen sant di leen gërëm bala maa dem ci podium bi dama jàkkaarloog ñii nga xam ne ñoom laa àndaloon ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon porte à porte ana Seynabou Samb kaay taxaw fii ak jigéen bi ndax da ngeen di samay ndaw yoo xam ne fu ma leen yónni ngeen dem lu ma leen sant ngeen defal ma ko lépp lu ma nekk lu may séddale yéen la lu may yónnee yéen la kon kaay leen taxaw fii sama yoon mun leen a jër par waaye kaay leen taxaw fii ba ñëpp xam ne yéen ñii yéenay samay ndaw ana jigéen maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di commencé ngërëm leeg sant bi ci Adja Mbule Ndooy Adja Mbule neex nga àndal de Mbule ku gore nga Mbule ku doylu nga Mbule koo xam ne amul lenn loo xam ne li yow Mbule mën naa koo wax ci yow lenn lu loolu rafet lu baax su may wax ci yow sax sama xol bi day sedd ba noo mën a wax di sant Adja Bama Sow yow sama doom nga maa lay sant di la gërëm di sant Medina Sam Benno Bokk Yaakaar bu réew mi Medina Aan maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm sama rakk la di sant Maam Xaar Diop ku ne xam ne Maam Xaar Diop maa moom démb ak barki démb ñoo doon ànd ak Kiné Diagne ñun ñëpp ñoo daan ànd démb ak barki démb kon wax dëgg yàlla am ànd bi ànd bu yàgg la di sant Fat Diène di sant Maam Ndaw ak bépp responsable boo xam ne yaa ngi fii ci xur wi rek maa ngi lay sant di la gërëm di leen balu ak sonal naa leen heure bu ne mën a jóg leen ñu dem bu ngeen sonne mën a dañuy dem forcé leen ngeen proximité ba lii lépp am fi kon maa ngi leen di sant di leen gërëm bi nga ma leen sant yéen gërëm leen yéen nag ba pare léegi may jàkkaarloo ak monsieur le maire danaa wan gannaaw lii ndax force li may wax damay jàkkaarloo yow wax la koy Abdou Naar danaa jàkkaarloo li ma bëgg a wax damay jàkkaarloo yow wax la ko monsieur le maire sant bii may sant di ko gërëm dama ne te ma yow laa koy teg sa loxo nga tegal ma ko ci loxo monsieur le ministre te sax jaru ko woon ndax yow bu ma la santee gërëm la sant naa monsieur le ministre gërëm naa ko Abdou Naar lépp loo diggante woon ak man ci bés bi
lépp def nga ko ba mu mat fii nga yendu ak ñun ca mënoon na la ca bañ a fekk fii nga yendu ak ñun ba ñuy séddale ji añ fi nga de jóge dooga dem bàyyi nu fi ca foo toll yaa ngi ci ñun kon Abdou Nar yàlla na la yàlla fay waaye newoon naa la Abdou Nar lebal nga waa xur wi ker danañ la fay guddi ba tegal la ca fajar waaye xam nga ne kon tey fay nañ la ker fay nañ la guddi ba tegal la ca fajar kon Abdou Nar jërëjëf jërëjëf ñoog yow ba mairie ñoog yow ba feneen ñoog yow ba feneen Abdou Nar loo bëgg nañ loo bañ nañu ñoo ngi sa kanam ñoo ngi sa gannaaw di sant nag responsable yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw maa ngi ci jiital sang bi laay Moxtaar bi ñu demee sa kër danga noonu bu soobee yàlla dinaa def délégation ñëw def nga ko laay Moxtaar ñu ngi sukk sa kanam ci sa barke maam ne woon nañ la ñaanal ñu yàlla may ñu ndam ñaanal nga nu yàlla may noonu ndam kon laay Moxtaar ñu ngi lay delloo ci wàccuwaay di sant Silla lépp lu fi rafet tey ji ci kii surul Abdou Nar yow la baas bi orange bi def nga lépp Silla def nga ko xale yi sol orange yëpp Silla moo ko joxe kon Silla jërëjëf di sant sunu présidente nationale nga xam ne moo ñu jiital sunu GIE Yoff ca kanam mooy Adja Yacine Diagne mu ngi si gannaaw dañoo am lu ñu tënkoon lu yàgg ànd ko ak moom di ko liggéey mooy sunu présidente GIE moo ngi ci kanam seen naa fi Adja Aram am na ñoo xam ne wàcc nañu ñibbi maa ngi leen di sant di leen gërëm di sant Babacar yow amuñu sa pay ndax yow Babacar lépp yow la fu ñu dëngee Babacar nga ñëw jubbanti kon Babacar ñii ngi yàlla na la yàlla fay ñun mu lañ laa fay yàlla na la yàlla fay di sant Assane Sylla sama càmmiñ sama xarit sama càmmiñ ñoo bokk baay Modou Ndiaye kon Assane maa ngi lay sant di la gërëm di sant bépp responsable boo xam ne yaa ngi ci kaw tribune bii ca ma fàtte la wala gisuma la maa ngi lay sant di la gërëm Ngalla ñoo ngi lay sant di la gërëm Mbengue Mbooral li def nga ci bés bi yaa njëkk a def ci bés bi kon Ngalla ñoo ngi lay sant di la gërëm di sant honorable Ndeye Marème Gueye délégation la def ci bëccëg ñëw ci indil not ay teraanga yu rëy wàññeeku waataat yebalaat délégation Ndeye Ndoye Ndour ak jiite mooñ ci ko kon ñoo ngi koy sant di ko gërëm Tabara ñoo ngi lay sant di la gërëm lak ñu waxoon ba ñëwee sa kër def nga ko kon ñoo ngi lay sant di la gërëm Papa Assis Ndoye dégg naa mooñ si ko gisuma ko waaye maa ngi koy sant Assane Baye maa ngi lay sant di la gërëm Ndoye Mali Maram Pa Assane Mbengue Pële képp koo xam ne daal wax dëgg yàlla ku ma gis ak ku ma gisul ñëpp sant naa leen gërëm naa leen xam ne rek Moussa Sène sama doom yow te maa lay sant di la gërëm bu baax di la jox sa wàccuwaay Sène Babacar sama doom bu góor boobu Babacar maa lay sant di la gërëm Mama Sow maa ngi koy sant di la gërëm yow tim seen naa la maa lay sant di la gërëm di sant bu ngeen ma dee wax rek damay di sant Baro moom tim maa ngi koy sant di gërëm seen naa ko ci kaw di sant Combaan maa ngi koy sant di ko gërëm teel naa ñëw kon maa ngi sant ñëpp di leen gërëm man nag sant gërëm rek ndax lépp luñ fa war a wax rek ñi topp sama gannaaw wax nañ ko kon maa ngi leen di sant di leen gërëm Astu Mbooñ Maram Mbàkke Penda Njaay ñoom ak ñëpp Nogoy Mbuub nag moom ti Mbuub dama koy sant di ko gërëm ndax Nogoy Mbuub ñoo àndoon xàll yoon wi ba lépp lu am tey ji am kon Nogoy Mbuub maa ngi koy sant di ko teg ci loxo Kumba Dieng maa la jox nuyoo Nogoy Mbuub di ko sant di ko gërëm bu baax a baax Saf Mbay gisuma la woon maa lay sant di la gërëm bu baax kon maa ngi sant képp koo xam ne ki yaa ngi ci kaw rek maa ngi lay sant di la gërëm bu baax di sant nag koo xam ne wax dëgg yàlla am mënuma ko ñàkk sant mooy Mbengue mii ñu jàkkaar lool moom waa kër Idrissa Seck la moom mi dina mais wante wax dëgg li mu taxaw ci quartier bii taxawu na ko ci collectif bi wax dëgg yàlla am mënuñu koo fay Wuli Jaan Seck mu ngi fi maa ngi koy sant di gërëm Fatou Mbengue sama doom sama rakk maa ngi koy sant di gërëm ndey sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp fajjen bu ma jaaxa sa wayo
Merci beaucoup, monsieur Abinam Meng. Depuis monsieur le Président, Ancien Djili Mbacké. Merci. Monsieur le ministre, la jox sa wàccuwaay dañu tàmbali woon kàddu yi ñu toll woon ci nuyoo suñu mbër mi jóge stade ñëw di feete victoire am fii ba ñu ñëwee ñu ne leen ministre mu ngi ñëw toog leen ngeen xaar ko capitaine Dina ñu ngi lay félicité. monsieur le ministre amoon nañ yeneen ñaari combat benn bi aljuma la tudd nekk gardien kër Abdounar moom it moo daan ñu koy félicité. combat daagu daan bi nag moo ma wóorul amaguma ñoo daan combat yi am yoof yëpp ñoo daan Paco Brise moo daan Ablaye Diouf Sarr mooy daan ñuy félicité waa Xurwa waa Xurwi ñu leen di félicité au nom de toute la jeunesse dama mas a wax seen ay ndaw ne leen bu fekkente ne mag ñi ànduñu fexe leen ba ngeen àndaloo mag ñi par force vraiment gis naa ne yéen ñëpp nekk ngeen benn si union ak entente ak solidarité lañ mën a amee lu ñu bëgg kon yal na yàlla saxal ànd bi yal na yàlla sàmm leen ba dara doxal di seen diggante loo xam ne dafay féewale liggéey jot na gannaaw ba ñu dajalee mbooloo rek liggéey jot na kon ami li des mooy gën a remobiliser la jeunesse de Xurwi ñu teg benn plan d'action boo xam ne la jeunesse communale moom la ñuy ñëw fekk si leen ñu déroulé fi mu ne nii li ñu naan caaxaan faaxi dëgg des fa lañ toll terrain proximité te débat tous les jours amatul noppalu parce que fi ñu jëm il faut que Yoff gépp comprendre ne ñun caaxaanewuñu ko dañu jëm ci ay élections yu am importance élections yoo xamante ne nii suñu doom moom la président sas ne ko yaa jiite le département de Dakar yaa war a nekk maire Dakar mu am ay doomu Yoff yoo xamante ne dañ bëgg a saltel yoon bi nga xamante ne nii moom la kilifa gi bëgg a jaar kon ubbi leen seen ay xel ubbi leen bu baax a baax seen bopp ngeen conscience situation fi mu toll xam ne élection yi nekkatul ay élection wu kii candidat la wala kële candidat la non benn candidat moo fi am mooy Yoff te Ablaye Diouf Sarr moo takk capitaine na koy Yoff gépp xame noonu ñii nga xamante ne nii ay candidat lañ liñ naan bés bu tojul wadd bu ñu demee ba rus sax mën nañ dugg si biir mbañ ngaa ci gi votel Ablaye Diouf Sarr parce que moo fi sës bu ñu xuloowati bu ñu xeexati nañ naxante ak ñoom ñaax leen xamal leen importance bi nga xamante ne nii moom la élection yi am si ñun fi may terminer may lancer appel toute la jeunesse di ko lancer yéen supporteru capitaine Dina dama bëgg ngeen xam ne Yoff
Abdoulaye Diouf Sarr kese moo fi ne Abdoulaye Diouf Sarr kese moo fi ne damay faral di wax naan bu ñuy wax rabu àll yi Njagare Mbay taxul ñuy wax kii ku ko xool xam ne gaynde la gaynde dëgg mooy mel nii dafa am benn image boo xamante ne nii dafa daw yaram dama toog ak benn doomu yoo du sax politique dafa ñëwoon cin faat ñu teg les 19 candidats tegal leen ay chaise si ginnaaw ñu jël benn chaise teg si kanam Abdoulaye Diouf Sarr war fa toog bi ministre jógee taxaw ba war a toog chaise bi waa ji dafa fompa nga ñu ne ma Babacar sama yaram dafa daw ma ne ko lan la mu ne ma waa Yoff jëpp wallaahi buñ gisee image bi dañu war a bàyyi li ñu jàpp ñëw ànd ndox Abdoulaye Diouf Sarr gunge ko ci mission bi foofu lañu toll jamono juñ toll nii amatul ay dañuy seetaan football bal bi dugg ñu ralentir ko mu 6 mètres jéena dëgg la dëgg Abdoulaye Diouf Sarr mooy ki nga xamante ne nii moo war a boot Yoff moo war a yóbbu Yoff fa ñu bëgg a dem caaxaan baaxul soxor baaxul iñaan baaxul yéen laa waxal defaraat leen seen ay xol ngeen xoolaat seen taxawaay bu baax a baax te xam ne kii wallaahi azim li ko war du ñun de xamuñu lan la àndal de am na lu nekk ci moom dëgg bañ bëgg gañe rek maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala. waaw merci salaamaaleykum mbooloo ñoo ngi nuyu ñëpp di jël nuyoo bi di ko jox teg ci loxo monsieur le ministre monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr. monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu fi ñi nga àndal ñëpp seen Jili Mbàkke ñu ngi lay nuyu waaye monsieur le ministre bi ngay ñëw fekk nga fi tey kilifa yi xam ne ñoo nekk Njuufeen gépp ñu nekk fi ñuy nuyu bu baax délégué quartier bi ñu dalal fii wax fi wax ju am solo nee na waa Njuufeen su ngeen ma bëggee jàppale leen Abdoulaye Diouf Sarr parce que sama deret la donc délégué ñu ngi lay nuyu di nuyu Babacar ñi ngi mi xam ne donc mooy grand këmali si suba ba tey mu ngi fi ak ñun fii laa ko fekk suba sax mu ngi rangé la ay chaise nga xam ne kooku tey Abdoulaye bëgg na la bëgg goo xam ne ñun sax xamuñu fu mu fekkee dayoo Mbaye Dias ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu nag sang bi laay maxtaar si laa tooñ nga ñëwaat sang bi oo naa ko téléphone nga ne ma ñu ngi réunion ma ne la sang bi bu la si laa déplacé di xëcc kurus gi rek mais bu la si laa andee ba fii ak kontaan nañ si ministre li exceptionnel tey mooy booloo bi ngay laaj si quartier yi moo commencé feeñ te loolu dañ si sant yàlla bu baax a baax tey boo gisee waa Njuufeen ni ñu def responsable ñoo ñëw nekk benn topp si ginnaaw Ndeye Ndiaye donc waa Njuufeen dañ leen di sant bu baax di leen wax ne mbooloo mooy doole te gis nañ ñi ngeen boolee bu ngeen boolee da nga ñu gën a yombal yëf yi bu ma waxee Mbaye Ndiaye wax naa mbule bu ma waxee mbule mel na wax naa maam xaar ainsi de suite je pense que loolu mooy politique bi olof yi dana ñuy jéppi duñu jéppinte donc bu ñu nangu kenn jéppiñu parce que Abdoulaye Diouf Sarr ñun jaral nañu lépp di nuyu donc Papa Ngala ñëw na fi Alsane Mbeng gis naa donc délégation Mbengeen bi mu jiite wax fa dëgg yàlla kontaan nañ bu baax a baax papa si ñu ngi lay nuyu ñu ngi nuyu ñëpp Adja Tabara yaa ngi si kaw ñu ngi lay nuyu bu baax a baax je pense que monsieur le ministre bi ngay gaale la si laa di daaneel si laa wax ju am solo oo waa Yoff oo les candidats ne leen li Abdoulaye Diouf Sarr yor nii man wóor na ma ne man si laa bu ngeen ko yoon Abdoulaye Diouf Sarr bàyyi lépp jàppale leen donc je pense que si laa loolu nga wax mooy wax ji waaye nag politique la ñu ne opposant kenn mënu ko bañ am na ñoo xam ne tey bu Abdoulaye Diouf Sarr wàcce woon weeru ñu ne jant bi la wàccee donc ñun la ñu war rek mooy nañu liggéey je pense que Njuufeen Mbule ni ngeen def nii la mooy la nga wax ne moom la Abdoulaye Diouf Sarr santé mooy nañu jaar si néeg bu ne nañu dugg si néeg bu ne nañu toog si lal bu ne nañu wax ak waa kër gi te xam naa slogan boobu yéen waa Njuufeen yéen a ngi koy def parce que gis nañ liggéey bi ngeen di def si proximité yi di wax ne élection yu jëm dama wax ne ñun waa Yoff bu ñu ko caaxaane parce que si laa wax na léegi lu am solo mooy li ñu dal nii buñ la kaa amaat boo matul 20 ans wala 25 ans ñu ne kat kii xam ne donc mooy le candidat de la ville doomi Yoff la si laa wax lu am solo oo ñu lébu yi rek parce que Dakar ñun rek ñor ñu ko dañuy oo ñëpp ku fi nekk Ablaye li mu présenté candidat la ko fi présenté waat dama ne Ablaye bi nga defee sa programme ba pare wax ko gars yi fi mu nekk téyewaat nañ seen i këyit parce que kenn du fi waxaat loo waxul donc dañ lay féliciter bu baax monsieur le ministre
di la ñaanal yàlla lii nga sumb nii yal na si yàlla may ndam ñu ne Yoff yaakaar nañ si lu bëree bëri parce que mooy li Babacar wax rek nit da nga koy gis mu ne dama mel Abdoulaye Diouf Sarr mais bu gisee Abdoulaye Diouf Sarr bu daw si moom sax doo xam lan moo tax donc yàlla moo la may loolu cër boobu si Yoff Yoff mag ñi bëgg nañ la ndaw ñi bëgg nañ la xale yi bëgg nañ la am na ay candidats yoo xam ne ñu ngi wër Yoff kenn du leen jox programme Ablaye def fi nangam Ablaye nii Ablaye nii ñun waa Yoff soxlaa ñu Ablaye nii Ablaye nële dang ñuy wan la nga xam ne moo gën li ñu Abdoulaye Diouf Sarr proposé ka nga xam ne en 2014 ngeen may ma rek tuuti tey parce que Ndioufène lañ nekk ñun ñoo aye en 2014 la Abdoulaye Diouf Sarr jël mairie Dakar mairie Yoff Amine di nga jël mairie Dakar en 2023 ba nga jël mairie Yoff j'étais présent lors de ta passation de service entre Oumou Khayri Gueye Seck moo fa nekkoon man le préfet Pam Ndiaye Diouf mu ngi si dëgg ñu jox la këyit gi 25 emplois moo si nekkoon tey yaa ngi 650 emplois dama dégg benn candidat yooyu mu ne bu ñu waxee stade bi mu ne état kee bi mu ne état waaw kan mooy état au niveau de Yoff kan mooy état au niveau de Yoff kan moo toog fa ñuy séddaale si Yoff kan mooy xëccoo ne dañ ma ko dugalal Yoff ministre sa magistère si lañu am quai de pêche si la ñu am stade si la ñu am la plus belle place du Sénégal mooy la place Mamadou Diop tey boo toogul woon foofa di xëccoo di séddale ba tey ji duñu am loolu am na ñeneen ñu fi jaaroon am ñooñu waa candidat yooyu naan Abdoulaye Diouf Sarr mooy état dama ne budget 2 milliards 500 defagul Yoff il faut ñu am maire ak laneen amoon nañ maire ak ministre ñu ngi ñaan dañuy amaat maire am maire de la ville donc monsieur le ministre je pense que gars yi doo seen magam mais nag nañ leen bàyyi ñoom tamit ñu wax parce que ñoom amuñu programme la ñu man mooy loolu bu ma ñëwee ci santé bi ñuy ñëw fii en 2014 Philippe Maguilène Senghor amul woon hôpital amul woon ambulance léegi ñettaa nga fa taxaw Philippe Maguilène Senghor amul woon radiologie léegi mu ngi fa léegi boo demee Philippe Maguilène Senghor moo gën a plateau moo gën a relevé te booba loolu ba nga koy def nekk gowoon ministre de la santé da nga nekkoon donc maire de Yoff rek bu ñëwee si wàllu sport tey jii wax naa ko 3e stade du Sénégal ñu ñoo koy moom mooy donc le stade de Yoff tey jii sa magistère lañ ko amee tey jii bu ñëwee si le plan social parce que Abdou Aziz Ndoye ñu ngi koy sant da koy wax danaan Abdoulaye Diouf Sarr li mu def social da ngeen koy wax ma ne Papa Diouf social dafa naxawee wax waaye jëmm ju social mu ngi nii ka nga xam ne ñëw na di maye di joxe ba pare ne Abdou naan léegi signé leen convention 3 hôpitaux wala 4 léegi ku feebar ñëw maire dugg Papa Aziz si bureau si saari si ñu bindal la këyit nga dem maire la ba 80 000 boo amee 100 000 donc on a un maire très social monsieur le maire ñu ngi lay gërëm di la sant. réalisation yi ma fi toogee di ko wax Abdoulaye Diouf Sarr du wax démb rek dama àndax benn télé ma ne mu ne ma dama bëgg nga yóbbu ma cadre réalisation ñuy jàll ma ne ko xoola place Mamadou Diop jëlal amu fi woon 2014 am na fi ñu dem quai de pêche ba ma ne ko jëlal amu fi woon 2014 ñu tourné ma ne ko jaaral Kenziro ma ne ko amu fi woon ñu tourné ma ne ko jaaral lycée Yoff nañ dem place Biagui nañ dem du Lukaay ba nañ dem stade ba nañ dem Nord Foire route yi mu fa def ak donc terrain basket mu fa def ma ne ko nañ dem jàmmalaay voir le pavage nañ terminé Djily Mbaye xool donc la route de Djily Mbaye ni mu ko defee ma ne waa ji nag dama lay yóbbu tali bii gën a rafet ci Sénégal mooy talib Ndinaat tali boo xam ne 1972 la woon may wax nit ñi rek am na ñoo xam ne dañoo bon ñu ngi toog naan Abdoulaye Sarr dafa xaar ba campagne bi soo leen defal tali bi ministre mënoon ngaa bàyyi sax bañ ne le 22 nga soog ñu kaa defal ñun baax na ñun waa ñu naan boo bàyyi ba le 22 janvier ñu ne suba la ñuy voté nga defal ñu ko sax bëgg nañu
parce que tali boobu l'histoire dafa retenir ne 72 lañ ko doon toppatoo boobu ñu bari juddooguñu fii. léegi nii dafa am benn émission bu amoon ci benn télé ñu tëdd ko quartier bi Mame Maodo Ndoye wax ne tali bii ñun ñëpp dox nañ si ku si nekkandi naa comité gestion keneen dox nga si mais bu sottee yàlla jëmm ji toog moo tax tali boobu ñu am comité de ministre. bañ koy defar je suis témoin dañ owoon li ma teelaay wax dañ koy teg dañ jëkk a ñëw ñu fay ñëpp ñu am fenn fayu bi fayul ministre li ma fi nekk di wax famille ministre ne nañ ko évaluer waat si jamono bii la di ma fay ko ñu war a toj benn kër ministre ne woo ko fayoon nañ ko war nañ ko toj mais dinaa naa fayaat kooku dinaa ko jox mu def ko ñu toj kër yëpp moom mu jël si xaalisam plus de 30 millions si télé laay wax waa dinaa comité de gestion bi li ñu ma ñu ngi koy dégg les frais ñu ngi fi moom moo ñu miné waatal kër yëpp ministre boo fi deful woon tali bi sax loolu rek doyoon nañu tali bi macha allah nee naa Abdoulaye Diouf Sarr waa ji bu paree ñun inauguré ñu de inauguré gu ñu mais dama ne ko bu paree rek dañ lay ñaan benn doxantu armeel yi yéen dañuy oo ñëpp Abdoulaye Diouf Sarr armeel lay déparé dox ba rond point ba dinaa jëpp topp ko loolu rek doy na si lu ñu defal. donc monsieur le ministre ku taxaw fii naa amoo bilan dama foog ne dafa dëkkul Yoff ku taxaw fii naa amoo bilan dama foog ne da nga iñaan ku taxaw foo ni amoo bilan dama foog ne amoo programme li ma fi wax lépp nag ay seede ngeen ñu ngi ko am de 2014 à nos jours bon yow sa bilan jar naa défendre yow nag bul si wax mais nag am nga problème de am nga problème bu mag monsieur le ministre parce que da nga ne woon Abdou Naar daa bàyyi naa la fii du ma dem benn meeting tey nag ñëw nga Ndioufène dimanche ñun waa na ngaa ñëw oote waaye lañ la waxoon si salle ba rek lañ lay waxaat monsieur le ministre tey xam naa sa programme moo léger rek moo tax nga ñëw fii mais comprendre nañ la foo nekkul mën nañ la fa taxawal foo teewul mën nañ la fa teewal li may tëjee mooy xam nga ban avantage la Abdoulaye Diouf Sarr am te candidat yi amuñu ko am na candidat yoo xam ne bu ñuy dem ñoom rekkee dem te ñooy ëpp sax ña ñuy seeti ñun nag avantage bi Abdoulaye Diouf Sarr am mooy tey Tante Mboulé mën na dem du ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr Ndeye Ndiaye day dem du ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr Ami day dem du ànd ak Abdoulaye Diouf Sarr Diène Sarr de proximité Babacar di proximité l'ensemble des quartiers de Yoff ñu ngi def ay proximité te gisuñu le ministre le maire Abdoulaye Diouf Sarr donc Abdoulaye yal na la yàlla jàppale buñ toogee fii wax si yow dañuy wax lu ëpp mais ñaan rek lañ la mën a defal di xam ne xam nga ne am nga ay xale yoo xam ne ñoom ñëpp ñu ngi ànd nekk benn la jeunesse unie ñu ngi nii sànq Mbaac jël na fi félicité donc Ami Top parce que Mbaacu tey moo wax kàddu Ndioufène félicité donc Ami Top si li xam ne donc mu ngi koy liggéey ñuy ñaan yéen ñëpp ngeen booloo wax naa benn baat mooy ku ñuy jéppi du ñu jéppinte lii am tey Ndioufène exemple bu leer la Ndeye Ndiaye ñoom ñëpp dañoo topp si ginnaawam ñu ñëw ñu ne ma Abdou Naar yëf yaa ngi noonu nañ leen déroulé donc dañuy ñaan l'ensemble des quartiers de Yoff ñu roy si lii am fii parce que bu division amee rek jëmm ji day jaaxle bu boobaa du xam kan lay waxal bon nañu ànd nekk benn ñu xam ne incha allah Abdoulaye Diouf Sarr li mu liggéey si Yoff wallaahi dama ne ko Abdoulaye le 23 ngay comprendre gi ñuy wax donc gars yi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax maa ngi lay ziar di la ziar di jël ziaru xalifa général des Layènes di ko teg ci sa loxo nga jottalil ma ko ak lu bayt rasul ya may nuyu bu baax kilifay xurga yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci sama loxo di yaay Assane Sylla mu joxal ma ko kilifa yëpp di nuyu bu baax bépp kilifa bu ma fekk fii ci kaw tribune bi ñoom ñëpp ku ci nekk rek nuyu naa la xam leen ne mën naa jaar
ku su nekk sa tur parce que maa ngi yéen ba mu dooree la ba léegi depuis 2012 yéen a ngi may accompagner fii si Yoff di ma dëgëral di ma taxaw di ma soutenir ba tey ñu mën a yaakaar ne war nañ ma mën a tabb ma nekk maire de la ville de Dakar bon nag xam naa ne lii tey li ko jur mooy seen taxaw ak seen engagement à mes côtés bon nag damay jël lépp delloo leen ko yéen kilifay Yoff parce que seen taxawaay moo jur position bi ma am tey au niveau national. may nuyu les femmes de Khourwa bu baax aw ma seen fay tey Abdou Nar wax na ko danaa dellu si Abdou Nar tout à l'heure xaw ma kan mais à partir d'aujourd'hui yaakaar naa ne am naa problème parce que ku meetingati dañ ma wax ah sa waay yaa ñëwoon meetingu Khourwa ñëwal suñu meeting mais Khourwa jar ngeen ko lu fen jar ngeen ko bu baax parce que mobilisation bi ma gis fii ak ni ngeen di liggéeyee kër par kër loolu mooy liggéeyu politique tey gëm naa ne gars yi dañu coow rek mais le 23 janvier 2022 fii si Khourwa di ngeen am plus de 90% ici ça j'en suis persuadé ma leen di remercier di wax Abdou Nar si yow laay insister tuuti parce que Baye Modou Sylla mën naa bañ a wax si moom parce que lu waay gàtt xam-xam xam ne Mamadou Sylla ak Ibrahima Sylla ñoo bokk ndey ak baay Ibrahima Sylla jur Awa Sylla mu jur ma Mamadou Sylla jur Ousmane Sylla mu jur ma bon nag amul sax wax maa ngi lay remercier Baye Modou sa taxawaay rafet na may ñëw si Abdou Nar li ma leen di wax déglu leen ko bu baax a baax a baax parce que nag am na dëgg yoo xamante ne fii si Yoff dafa laaj ñu koy wax waa Yoff ba ñu comprendre ko mu dugg seen bopp parce que loolu mooy tax ëllëg ñu mën a sore parce que am na ñoo xamante ne li ñu nekkee tey jaxase xelu waa Yoff la parce que ñun dañoo dem ba nekk grand combat gars yi bëgg a indiwaat ñu si mbapat mi alors que naw ñu si mbapat grand combat lañ nekk ñoom bu fekkente ne dañoo aay si mbapat mën nañ yem si mbapat bi mais ñun grand combat bi sax ñi ngi naan mais écoute aujourd'hui ñi ngi si grand combat bi mais combat bi ñëw bu ko jox Sarr gagné mooy nekk roi des arènes foofu lañ toll ñu leer na de bon nag kuy xëccoo roi des arènes mënul vraiment di nekk fii di détail ak ñu nekk si mbapat bi damay ñëwaat si Abdou Nar 2012 2014 ngeen jox ñu maire bi Yoff bi ngeen ñuy jox maire Yoff Yoff quai de pêche bi neewu fi woon quai de pêche bi xanaa jógewul sa asamaan di wàcc suuf quai de pêche bi si bopp la jaar ñu koy dox di ko lijjanti di wax muy digër ñuy toppatoo di toppatoo bay ñu ne waaw nañ ko commencé mais ab lijjanti la laaj ñu lijjanti ko ba mu ñëw quai de pêche bi du ab taw a ko fi wàccee 2014 mais bi ñu ñëw place Ndiaw ak garage ba léegi si école 1 ñëpp gisoon nañ ni meloon ay tata ñoo fa newoon mu kenn xamul lu muy nuru mais xanaa nag xiinul taw rek mu wàcc fa dañ ko lijjanti toppatoo ba mu yëgsi léegi boo demee place Ndiaw bu gars yi di def tuuru Maam Jare xam naa léegi mu ñëw mois de janvier la yaakaar naa mais wax dëgg yàlla ku fa ñëw xam ne Yoff taaru na. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon jullukaayu Yoff fi
Moustarchidine di defee seen événement mais jullukaay bu xawoon doy waar la ñu ne dañuy cotiser par 5000 pour defar ko ñun ñu jël ko defaraat ko ba mu taaru tey ku romb foofu xam ne jullukaayu Yoff jullukaay bu taaru la boo demee Jili Mbay abi dafa amoon ay tali yoo xamante ne kenn xamul woon nu muy nuru mais tey boo demee tali yëpp reprendre nañ ko boo demee Jàmmalaay pavé nañ dëkk bi yëpp boo demee Yoff avant 2012 amul woon terrain basket xale yi dañ doon dox dem fu sore pour basket bi tey si biir Yoff am na ñeenti terrain basket yoo xamante ne yu leer la Jili Mbay bon point stade ba ak Nord Foire penc Yoff waxaale wu ma ko frigo waxaale wu ma ko boo demee jardin wu Nord Foire BCEAO waxaale wu ma ko stade bi tawul xiin mu wàcc fi dañ ko toppatoo ba mu ñëw dans moins 2 mois tubaab bi lal gazon bi dëgg na bi mi ngi Dakar actuellement gazon bi la ñu ñëw bon dëkk mais loolu mais ay réalité la pavage Yoff amul woon 1 mètre carré de pavage mais léegi rue Yoff ñu ngi leen di pavé te incha allah Yoff lépp lu fi trottoir danañ ko pavé sous le magistère de Abdoulaye Diouf Sarr. école Kenjiro ni mu meloon gis ngeen ko léegi tabaxaat nañ ko ba école bu normal lycée Yoff danañ ko inaugurer bientôt fii si am looy dem aéroport mais lycée boobu mais du aw ngelaw moo ko fi wàcce Abdoulaye Diouf Sarr moo fëgg dugg bureau di toppatoo bañ na ko waaw nañ la defaral lycée Yoff ndoxu Nord Foire dayoon na war mais léegi Nord Foire am na ndox bu ma fi newee di lim du ma fi jógee informatisation état civil wu commune de Yoff booy ut carte d'identité booy ut bulletin de naissance extrait de naissance da ngay taxaw ñu tapé benn bouton tirer la sa document si la 25 emplois on est passé à plus de 600 emplois mais loolu day indi lu ñuy wax pouvoir d'achat si dëkk bi marché Yoff gisoon nañ ni mu mel léegi marché Yoff ku ko gis xam ne am na lu ñu fa dugal ba mu niru am marché éclairage public fii si Yoff xam nañ ne mbedd yi leer nañ léegi mais loolu lépp man li ma si gënal te mu nekk sama xol mooy Talib Ndenaat moom moo ma gënal si projet yëpp lu tax Talib Ndenaat gënal ma parce que fa mu jóge moo sore Talib Ndenaat xam nga lu doon mu gënal ma parce que fa mu jóge moo sore lool te man xam naa lan laa si daj ba mu ñëw li ma daj si Talib Ndenaat mais mburu daju ko si pour mais loolu moo wax yëpp damay wax déglu leen ko de xam nga bari na li ma wax yëpp bari na lool 2012 ñu commencé ko 2014 di ko liggéey ba tey 2021 ñu dem 2022 10 ans ñu koy liggéey bés par bés mais si 10 ans yooyu j'étais directeur du COUD aw moon jot j'étais ministre du tourisme et des transports aériens wala fexe touristes yi ñëw Sénégal aw moon temps benn bi nekk ministre de la gouvernance locale de l'aménagement du territoire jàpp acte 3 bi di ko tëgg pour que affaire yi dal aw moon temps boobu nekk ministre de la santé war a tax ba xaat santé Sénégal mbas mi ñëw dal sama kaw aw moon temps boobu mais boobu yëpp dafa am góor gu fi ne woon téye commune bi di ko gérer ba ñu mel nii mooy Abdoulaye kon dëgg waa Yoff nañu ràññee bu baax a baax
nañu ràññee kuy jaamu seen soxla pendant 10 ans ak koo xamante ne mi ngi newoon si ay soxloom pendant 10 ans ba tey mu ñëw taxaw ne sax dafa bëgg seen soxla kooku mënul jaamu seen soxla fukki at ku nekk seen soxla di ko toppatoo talul njabootam talul këram talul liggéeyam talul dara ak koo xamante ne mi ngi tëdd na nelaw pendant 10 ans tey mu ne ah mairie jot na naa daw këf waa këf mairie bi si gars yi mais kooku du liggéeyal waa Yoff bon nag le 23 janvier 2022 mën naa wax ne julli gi ñaari rakk la rakk bu njëkk bi benn kabar da ngeen di jël seen bulletin ngeen dugg si mbañ gàcce gi ngeen votel Abdoulaye Diouf Sarr maire Yoff ngeen génnaat bu ngeen génnaatee ngeen jël même bulletin bi mooy fas bi di am bopp fas bi ngeen votel Abdoulaye Diouf Sarr maire Dakar bu ngeen ma falee maire Dakar bu ngeen ma falee maire Dakar waa Yoff waa Ngor ne nañ dañ may fal ville de Dakar waa Wakaam ne nañ may fal ville de Dakar ak waa Cambérène ak waa Grand Yoff ak waa Parcelles Assainies ak waa Sicap ak waa Hann ak waa Médina ak waa Point E ak waa Fann Amitié ak waa Fass Colobane Gueule Tapée ak waa Gorée ak waa Plateau ñoo ñem ne nañ may fal ville de Dakar buñ ma falee ville de Dakar ma téye ville de Dakar bu ko defee ñun waa Yoff ñu am beneen daje bu ñu dajewaat si suñu biir bu ñu dajee daje boobu suñu biir ñu jël Yoff teg ko si loxo yoo xamante ne day continuer liggéey bi xamante ne moom lañ fi commencé pendant 10 ans loolu mooy Yoff maa ngi leen di remercier bu baax parce que tey bu ma mënee nekk Abdoulaye Diouf Sarr ba ñu ne tey ci Dakar ni mu yaatoo ak Sénégal li mu rëyee lépp benn commune moo fi intéressé Sénégalais yëpp da ngay dem ba Fongolim ba Touba ba Tamba ba Kédougou dañ naan élection locale dañoo foog ne Dakar rek la am te pourtant 601 collectivités locales yëpp am na élection mais élection Dakar rek moo si intéressé Sénégal yëpp mais si élection Dakar yi intéressé Sénégal yëpp ñu ne ki yore tey le leadership pour mën a nekk maire ñu ne seen doom la yéen waa Yoff bon maa ngi leen di ñaan ngeen jàpp pour que au soir du 23 janvier 2022 bët yëpp jubal Yoff ñu ne Abdoulaye Diouf Sarr gagné na mairie ville de Dakar maa ngi leen di remercier bu baax salaamaaleykum